jërëjëf dafa mel ni fi ñu toll woon bi maire ñëwee eggaleel nañu ndax dañ doon wax ci importance su julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaareel bi mooy rafetal jëme ci sa ñaari waajur ñetteel bi mooy nekk ci àddina ba weeru koor ñëw ba nga génn weeru koor te yàlla jéggal la sa bàkkaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan yéemu ci yooyu kon bu ñu nekkee ci weeru koor ngeen nekk ci quartier ñii tabaarakallaahu jullit ku dul jullit ñi bokkul tariixa daje ngir yàlla ak fàttaliku seeni waajur ñaanal leen yi woow kenn xamul nu mu toll dañuy wax ni nag ki nga bokkal diine jàmm mën na am sa diggante ak moom ki nga bokkalul diine jàmm mën na am sa diggante ak moom ki nga bokkal tariixa jàmm mën na am sa diggante ak moom ki nga bokkal tariixa jàmm mën na am sa diggante ak moom ndax ñépp ay njabooti suñu borom lañ moo tax suñu borom daan bàyyiloo xel njabootu yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ñu war a comporté woo ak ñi ñu bokkalul diine dem na ba wax laa yanhaakum llaahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddiini wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin dem na ba wan leen yow jullit bi ki nga dëkkal sax te bokku leen diine xeexu la sa diine génnewu la sa kër bund xatal la yàlla aayewu la nga rafetal sa diggante ak moom lépp lu nit di séq ak nit kuy dund sañ nga koo séq ak ki nga bokkalul diine bu dee ki nga bokkalul tariixa mag ñi kenn ku ci nekk wane nga ne li ngay dund moom nga sa morom di dund tariixa bi nga nekk fa ngay woote di jëme ña ca nekk sa morom itam fa ngay woote jëme ña mu yor foofa moo tax boo demee ca faakihatu turaab Seydi Hadji Malick di wax alaa azimu jamii al awliyaay kama amara bihi dul wafaay ndax fa turuqu kullaha ila rahmani musilikatun yaa jaani wane ne yow taalibe Cheikh na Ahmada Tijaani Cheikh dala digal nga màggal mboolem nit yàlla yi ndax tariqa yépp boo ci jàpp te diggal borom ci yàlla la jëme nga dem ca Masaalikul Jinaan muy wax wa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawaun intama ila aljilani aw intama li ahmad tijani aw li siwahuma min al aqtabi id kulluhum qadan ala sawabi muy wane ni wérdu woo mën a jàpp alay moo xam wérdu Cheikh na Ahmad Tijani Chérif la moo xam wérdu Cheikh Abdul Qadir Jeylaani la moo xam wérdu ñeneen ñi la wérdu woo jàpp rek ci suñu borom subhanahu wa taala lay jëme kon soo dëkkee nit ci quartier jàpp sa njàmbur ci moom ndax ni bokk leen diine déggoo li lislaam jàngale xamoo itam histoire l'islam ndax l'histoire l'islam bi yàlla yónnee yonent sallallahu alayhi wa sallam muy woote te ñu bund xatal ko Makka ña ko jëkk a topp ba muy seet fa ñuy gàddaay la leen a yabal Éthiopie ne leen foofa buur a nga fa boo xam ni chrétien la mais buur bu maandu la du tooñ fukki góor ak ñaar ak ñeenti jigéen ñoo jëkk a gàddaay dem Habasha Éthiopie ba ñu demee
mu ni leen xawma fan ngeen di ñàkk sécurité mais du fii moom bu ngeen fi nekkee am ngeen kaaraange. kon soo dëkkee nit te bokk leen diine nga wane ni bokkuñu diine moo tax ma jàpp sama njàmbur mooy déggoo diine islam. moo tax yenn sallallahu alayhi wasallam ci biir jàkkaam ca nga daan recevoir ay délégation yoo xam ni ay chrétien lañu mu leen di recevoir ci biir jàkk. bu dee ki nga bokkal quartier te tabaarakallaahu bokk leen tariixa moo tax njaxas yàgg na Sénégal ndax ci benn taalibe murit laa mës a dégg mu ni dafa am benn nit bu ñëw ci suñu maam Seydi Hadji Malick ni ko yow day wuute nga ak sa mbokk ma ca Touba ndax yow jamono bu nekk yaa ngi gisee tubaab bi di waxtaan ak ñoom di diisoo ak ñoom te sa mbokk ma ca Touba day moom deful ak tubaab bi nen. nee na suñu maam Seydi Hadji Malick ni ko dafa dégg alxuraan rek ndax innamal mushrikuuna najasun. mu jóge fa dem Touba dem ci suñu maam sëñ Touba ni ko yow de wute nga ak sa mbokk ma ca Tiwaawan ndax yow defoog tubaab nen waaye moom saa yow ko gisee ma ngay waxtaan ak tubaab bi di diisoog ñoom. mu ni ko dafa dégg alxuraan rek ndax dafa dégg wa laqad karramnaa banii aadama. ñooñu ñoo dégg. kon ñi nga dëkkal ci quartier du génn ñett benn ki nga bokkal deret wala nga dëkk ak moom ci quartier bokk ak moom deret waaye yéen a bokk dëkk wala nga dëkk ak moom ci quartier waaye yéen a bokk diine kenn ku ci nekk dafa am àq bu dox war a dox sa diggante ak moom. ki nga bokkal deret lislaam digle na jokku mbokk ci diggante ay mbokk dem na ba mu wax ni kiy dogu mbokk xawma fan lay dugg waaye du dugg aljanna. kon ki nekk sa mbokk deret war nga jokkonteeg moom rafetalanteeg moom mbokk. ki nga bokkal dëkk tonte du jullit am na àqi dëkkandoo ci yow war nga rafetal sa dëkkandoo ak moom. bi ci des mooy ki nga bokkal diine am na lu lislaam santaane diggante jullit ak moroom. kon ñooñu ñëpp bu ñu àndee bokkandoo benn quartier daje jàng alxuraanul karim jàng fi turi yàlla wasifa fi te ku ne xam na wasifa gëdd bi ma am ci tarixa tiijaan ndax doo wasifa ba pare am juróom-ñaari peri jawharatul kamal te sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam teewu fa ak xulafaaul arbaa woowu yiw kenn daa xam noo koy def ngeen daje yéene yool bi yépp ñi nga xam ne ñoo doon dund ak yéen ci quartier bi di ay waajur wuy ji seen borom yiw woowu tabaarakallaahu waxuma quartier bi waaye réew mi ak àddina yëpp xañ nañ ci ndax alxuraanul karim saa yoo ko jànge benn xaraf boo jàng yàlla bindal na la fukki tuyaaba faral la fukki ñaawteef yëkkatil la fukki daraja te kaamil bi ni mu toll ci ay xaraf bari na lool. kon tabaarakallaahu yooyu yëpp yàlla nangu ko jottili ko ña jiitu tabaarakallaahu fa ñu nekk bég nañu ndax fa ñu nekk yow yaa jàpp ni jàkkaarloo wuñu ak yow waaye lépp loo def xam nañu ndax dañuy wax ni ñiy dund dañuy nelaw waaye ñi faatu nag ñoom ñoo yeewu ñoo xam nga ne foofa xam nga nekk fii te yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam nee na inna a'maalakum tu'radu ala aqribaa'ikum min amwaatikum fa in ra'aw xayran farihuu bihi wa in ra'aw sharran karihuu nee na ñi faatu ñépp te nekk barzak bàyyi fii ay mboolem mbokk yi bàyyi seen ginnaaw la ñuy jëf seen ginnaaw moo xam jëf ji yiw la moo xam safaan la jamono yu nekk
ñu ngi koy wan ña nga xam ne ñoo nekk ca bàmmeel ya kon yal na yàlla nangu yëpp te lépp di rafet yàlla may ñu teewe ko at yu bari ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار الله تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي ورسوله ويخشى الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك
dañuy wax ni wax doon ko rafetlu dañuy wax ni nit ku nekk soo ko bëggee xam da ngay xool ñi ko wër Serigne Cheikh da doon wax ni ma jàng ma jeexal téere yi mënoon nañ ko xool sa comportement wala ñu xool ko sa environnement da koy dëggal wala mu weddi ko wax dëgg yàlla ndaw yi ñuy bàyyi li fii maa ngi seede nii ñu ngi koy teg ci yoon ñu ngi rafetal jëm ci ñun wax dëgg yàlla bu dee yar ñu ngi ñuy wan lu raw suñu njort man dama leen yéex a xam mais keroog rek maa ngi koy wax réunion nan leen bu doon xam leen kese moo tax ñu dajee fii doy na sëkk parce que ëppoon na nga dëkk ak nit yu mel noonu yu mel ni comme yéen macha allah te xamuloo leen ñu bokk diine bokk pas-pas bokk lépp lu ñuy def wax dëgg yàlla yal na yàlla defal sutura mais daal seede laay doon def di ñaan sëriñ bi mu ñaanal leen xam naa ni sax mu nga ci mais mu dolli ñaan jëm ci yéen di seede aussi que xaw ma lu mu leen wax mais rafetal bi ngeen def jëm ci ñun mun leen weesu loolu wax dëgg yàlla yal na yàlla fayal ñu leen moom aussi teewaayam bii yàlla defal ko pajum aajo ci biir ak ci biti yàlla aar ko laxa ko fi yàq yeggul yàlla mi mën a fay yàlla na ko yàlla fay moom itam teewaayam rek déjà am na lu bari lu mu symboliser waaw parce que benn daal lañ nekk diine lañ nekk yàlla moo ñu wax bu ñu xaajoo wa tasimu bi abdillahi jamian wala tafarraqu yàlla moo ko wax te ci loolu lañ ne loolu la ñu ne taxawaayam teewaayam loolu lay gën a firnde Mbàkke yal na yàlla fay ci barke mag ñi bi xormati rasulillah kàddu yi daf ma bett waaw mais li nekk ci xol bi làmmiñ bi mën a ko génne mais daal mbég fu mu munti yam yàlla xam na ni suñu xol yi yegg na fa yal na yàlla fayal ñu leen jërëjëf président maa ngi gàttu na ci salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen wax ñun suñu kontante fu mu yem parce que ñu organiser lii bii di ñetteelu yoon bi ñu sentir ci satisfaction bu toll nii defe naa moom laa wax léegi ci kaw ma ni du suñu doole du suñu mën-mën du suñu dara yàlla ñu jàppale rek ak ñaanu waajur yi ak kilifa yi parce que dañ ko organiser première fois ñu yàlla dimbali ñu ci
ñu organiser ko deuxième fois mu dolleeku bii di ñetteel bi gis ngeen yéen ñëpp ni mu mel ñu si sant yàlla bu baax parce que lii li tax ñu koy def defuñu ko pour puukare defuñu ko pour dara lu dul dañ koy def pour ñaanal suñu ay waajur lañ yoo xam ni li ñu def si ñun mënuñu leen ko fay te ñi ñi toog fii ñëpp xam nañ loolu dañoo amoon ay waajur yoo xam ni dañoo teg si yoon utal ñu ay dëkkuwaay teg ñu si yoonu diine teg ñu si yoonu àdduna maanaam dugal ñu école jàngal ñu xam-xam donc ñooñu ay valeur la ñu woon yoo xam ni ñun ñii yaakaaruñu ñoom fi ñu jaarale seen njaboot ñun ñu mun fa jaarale suñu njaboot ba tax na ay parents modèle la ñu amoon yoo xam ni dafa leen lii defe naa mooy lu gën a tuuti si lañ leen war a mun defaral voilà ñu si sant nag suñu waajur yi nga xam ne ñoom ñoo fi des te tey ñu tegoon fi muy suñu papa Koli di chef de quartier ñun ñëpp ñu xam ne que santé mayetu ko waaye saa yu ñu ko organiser dina ñëw teew dina ñëw indi dooleem boole si di sant aussi suñu papa imam Diagne nga xam ni moom tamit wératul waaye saa yu ñu ko organiser moom tamit dina soox ñëw jàppale ñu si kaamil bi jullee ñu timis ñaanal ñu di sant aussi suñu papa Omar Diallo mi nga xam ni mooy président coopérative cité bi moom tamit ñëpp xam nañu buy ñëw yett sax lay yore di soox amuñu lu leen fayee ñoo ñuy mais di sant aussi imam bii mu di imam Sow nga xam ni chaque année moom moo ñu defal kaamil bi da koy def ak yéene boo xam ni ñun sax dañu mujj am gêne waaw parce que day indi njabootam indi daaraam indi lépp mettre leen à leur disposition def li mu ko waree te balaa boobu dinañuy recevoir këram tegtal ñu si ay yoon yi ñu ko mun defee te mu tegu te saa ñu toppee li ñu ko digalee dañuy am ndam toujours voilà di sant nag ñi nga xam ni ñoom dañoo dafa xaw a yéeme sax tuuti waaw muy ñaari daayira yi nekk si koñ bi daayira murid yi nga xam ni weeru koor bi yëpp dañ koy def waaye ñun dañ leen ñëw approché leen ne leen li ñuy def dañ koy def cité bi ñëpp a koy bokk ñoom dañ ko def seen programme léegi man daanaka def na 15 jours ñu ngi réunion ak ñoom di réunion di xool nan lañ koy defaree surtout Mamor nga xam ni disponibilité am daf ma xaw a sonal parce que moom heure boo ko woowee ponctualité déjà da koy assuré bu ñëwee da lay yombalal lépp maanaam dañ leen di laaj ban budget ngeen di soxla pour ñu defaral ngeen leen lii ak lii ñoom ñu ne ñoom soxlawuñu dara maanaam ñoom li ñu leen def di ko joxe si biti moom la ñuy indi yokk ko indi ko fii te noonu lañ koy defee chaque année di sant aussi daayira ñoom ñoom Mangone mooy Baye Fall yi indi sànq kii ñoo lëkkaloo ñoom ak ñoom pour defaral ñu lépp luy café lépp luy was gis ngeen ndogu yi ni mu demee si seen loxo lañ ko tegoon donc ñooñu amuñu lu ñu leen fayee loolu nag bu amee dafa am ay kilifa yu nekk seen ginnaaw waaw maanaam sëñ bi toog sëñ Mbacke sëñ Modou Mbacke daf ñu teewaloon fii daaw sas leen loo xam ni teggiwuñ si lu dul dañ say yokk li mu leen sasoon ne leen ñu seq ko ak ñun daanaka ñoom dañ ko dépassé waaw ñu xam ni rek ndek ndigalu kilifa moo indi lii ñun dañoo am ñaanu suñu kilifa yi nga xam ne ñoo ñu teg si lii mais dañoo dolleeku ñaanu sëñ si nga xam ni ñu ngi commencé di jàppale te boobu ba léegi ñu ngi am avancement bu baax voilà bu ñu santee ñooñu ba pare ñuy sant suñu yaay yi nga xam ni ñoom tamit daanaka ñoom ñëpp dañoo feebar mais saa yi ñu ko taxawlee ñoom ñëpp dañuy teew seen santé mayu leen ko moo tax toogaay bi du mën a yàgg moo tax daanaka buñ ko ñoom bu ñu ñëwee ba barkeelu rek dañuy dellu seen i kër voilà moo tax gis ngeen leen après ñoom ñëpp dem nañu voilà mais nag seen taxawaay defe naa gis nañ ko rafet na trop te ñu si bëri dañu indi seen participation financière ñëw dolli si te loolu dafa nekk loo xam ni sax suñu leen ko woon parce que ñun li ñuy def nii pour ñaanal leen la ñoom ak suñu kilifa yu góor yi nga xam ne dañu fay jógee voilà donc nag man sama wax mënu si gudd trop damay barkelu rek pour joxe grand li ñu noonu Matar sax laa ko sasoon mais daf ma ko xaw a résumé ba pare delloo ma ko voilà donc man nag damay jox rek suñu imam bu waxee ba pare ñu jox suñu sëñ bi mu defal ñu ñaan boo xam ni moom tamit bu ëllëgee ñu amaat ndam yu dépassé yi ñu am nii ren voilà donc ñuy jox suñu imam sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah القرشي الهاشمي نبي العربي المكرم يوم القيامة وعلى آله وأصحابه الذين
ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء اللهم أكرم بهم وارثا وموروثا mbokk yi gannaaw bi ñu sant yàlla julli Seydina Muhammad mu mel ni lu ñu waroon wax dañ koy dagg wax ci benn rek di ziyaara suñu xarit suñu soppe yàlla boole nu fi te kullu xizbin bima ladayhim farixun muy islaam di diine ndax lu mu mën a doon bu yàlla jàppandale seeni mbir islaam taxawal ko moo ëpp doole sëñ Mor Mbacke ñu ngi lay ziyaara bu baax di la jox sa wàccuwaay sa barke maam Cheikh Ahmad Bamba nga dippeewaat turam tudd Muhammad xayrul asmaai ma ubida aw xumida la ñu wax ngeen ji tur mooy ku tudd Abdu walla Muhammad Abdu boo dégg rekk tur yàlla sa mujj Abdu foo dégg ñu ni diw Abdu déparé si Abdu rekk la sa mujj tur yàlla la moo tax ñu koy wax Abdu ndax amuloo droit rekk tëb rekk wax rahim walla rahman il faut nga ne Abdurrahman walla Abdurrahim walla Abdul Wahab walla yu mel ne kon yàlla jàppandal dippee li nga xam ni moom la ko yàlla jàppandalal ci maamam di kontaan ci moom lool ndax tey jii fii mu nekk ñii ko wur te di dogalu yàlla dafay layoog ñoom ëllëg bu leen jaareewul ci siraatal mustaqim bu leen jaarewul ci yoonu bi yàlla santaane ëllëg moo danañu ko tëj teg ko ni ko yow ba ñu la dénkee say taalibe yi lan nga leen doon solal kon nag ñuy kontaan bi nga xamee ni niñ fa dajee daaw lii nga leen wax te di leen ko digal ba fii ñu toll loolu rek la nga doon nekk ci sa maam yaakaar naa kuy wàcc sëñ Tuubaa la gën a wàcc yàlla li mu ko defal yëpp buy wax léeg-léeg da ngay defoon ni dafa fees dell ak loo xam ni jaaduwul maa ngi si liir si raaya muy wax al yawma wajjahtu wajhi taiban abadan lillahi tawbata man adnaahu ghaffar seetal na mu wàccee boppam si tawxiid mu ni yow sama borom man sëñ Tuubaa may wax ak yow bés bii may waxee yow jublu naa ci yow waaye di jublu tuub boo xam ni bu dàkk la sax ci yow te kenn mënuma ko defal ku dul yow su ko defee nga defoon sax dafa def lu mu waree tuub déedéet dafay soññ ay njabootam ëllëg xam ni kenn du yàlla ku dul yàlla laa yaarifu llaha illa allaha jalla kama ba mu ci xamee loolu itam moom mu xam ni ginnaaw yàlla kenn la teg ci wetam muy habiballah di shafi allah ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jël ko moom fab turam tuddee ko xaadimu rasul maay ki nga xam ni jog naa pour rek di liggéeyal sayyiduna muhammad jogul ci di wax ko rek waaye daf ko jëfe si raaya mi ngi wax fala taqisu bni abdillahi bil fudala inna al kawakiba yuxfiha sinimar kooku doy na ndax teg na ni yonent bi mooy kilifa ñëpp moom si Ahmad Bamba ba mu ni bu leen di géema takkale doomu Abdullahi ba si ngëneel mu mel ni dafay lay jox misaal mu ni étoile bu taxaw bu jant taxaw walla weer bu taxawee rek muur ko kon wane rek ni
yonent bi mooy jant bi mooy weer wi leneen lu mu mën a doon da nga nekk ci suufam faj si aajo yëpp saafara jàngoro yëpp yomb na yàlla wa ma zalika alallahi bi déwén mu gën a yokku ci biir gën a yokku ci biti ñaan yàlla. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi siyaare ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di jiital ci siyaar bi imam ñu ngi sant bu baax tey tub bu baax ci kàddu yi di jéggalu bu baax da di day kàddu ndigal rek sëriñ bi jox ñu ndigal ne faw ñu sànni ci ay kàddu te ñun murit sëriñ Tuubaa daf ñoo digal ni laa tashxalu say an bi xayri izni ne yow murit bi bul jëfee dara te tegoogu ci ndigal kon kàddu yi loolu képp moo tax ñu koy yëkkati xanaa balaa noo jàll rek dañuy présenté ñëpp sëriñ bi toog di sëriñ Modou Mbacke di doom ci sëriñ Modou Boussa Diang mu sëñ Fàllu kon wax dëgg yàlla mbooloo mi ñëpp mën na noo jàpp ne sëriñ Touba moo teew suñu biir wax dëgg yàlla kon Mbacke Balla ñu ngi lay siyaare bu baax a baax a baax tey bëgg lool di saguwaat lool sa teew bii nga teew suñu biir ndax lii day suñu sag la ñun wax dëgg yàlla kon ñu ngi ciy sant sëriñ bi bu baax a baax a baax di wax ne sag la waaye ab soññe la ci ñun ci lépp lu ñu takku woon rek lépp lu ñu defoon maanaam ñu gën koo féddali gën koo yeesal maanaam gën koo jàppaat wax dëgg yàlla ñoo ngi ciy sant bu baax day mel ni itam nag kàddu yi moom du bëri ay kàddu cant rek la woon ak kàddu yi présenté sëñ bi kon day mel ñi ngi tuub ci kàddu yi bu baax waaw di sant bu wér a wér a wér day mel dañoo luum ci ay kàddu ndax bu kilifa yi teewee moom kàddu moom duñ ko am dëgg yàlla kon ñi ngi jéggalu bu baax a baax a baax kon ñu jox sëñ bi rek mu waxtaan ak mbooloo mi bu noppee defal ñu ñaan sëñ Modou bismillah. auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di nuyoo bu sell mu di nuyoo bu lislaam di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di yëkkati nuyoo boobu nag di ko teg ci loxob imam mu jottaleel ñu ko mbooleem ñi nga xam ne ñoo toog ci jotaay bi ak mbooleem koo xam ne yaa ngi nekk ci cité bi di leen ndokkeel it bu baax ci weer wu tedd wi nga xam ne mooy weeru saxu ramadaanal mubaarak di weeru ngëneel la woo xam ne ak xéewal la goo xam ne suñ borom moo ko séddee xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ci ne awaluhu rahma wasatuhu maxfira wa axiruhu itqum min an naar yàlla nañu suñ borom defal ñett yépp di am mbégte mu rëy nag ci teew ci jotaay bi comme ni ñu ko defee woon daaw suñ borom mooy ñu fekk ko ren yàlla nañu kattanal mooy ñu ak wér ak gudd fan ba ñu fekk ko déwén te kenn bañ a manqué te li nga xam ne ñaan nañ ko fi suñ borom nangu ko jotale yool bi ci ñi ñu ko ñaanal muy lu am solo nag loo xam ne Serigne Touba day wax ci Masaalikul Jinaan ne ñi génn àdduna tey boo leen laajoon lan lañ gën a bëgg mooy dellusiwaat àdduna donte as caala lum ndaw 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 ñi jëf fa loo xam ne buñ delloo dana leen jariñ wa arxabul ashyaai lil amwaati raddun ila dunya maa al xayaati walaw suwayatan faqat li yamalu saalihatan tanfa'u man xafalu kon di lu am solo loo xam ne nit bu génnee àdduna ni ko yonent bi waaye alayhi salaatu wasalaam waxee rek ne jëfam yëpp day dog ba mu des ñett mooy sadaxatun jaariya ilmun yuntafau bi aw waladun saalih yad'u lahu nit ki bu génnee àdduna jëfam yëpp day dog ba mu des ñett mooy sarax bu mu defoon bàyyi ko fi wala daara jum tabaxoon ñi cay jànge wala yu mel ni moom wala doom ju baax joo xam ne da koy bàyyi ginnaawam mu koy ñaanal kon lii ngeen def nii tey
lu rëy la te ñu ngeen ko defal yëg nañ ko fañ ne. kon waladun saalih mooy ki nga xamante ne bii suñ borom da ko wërsalee njaboot mu yar ko teg ko ci diine, ndax ku ñu yarul teguñu la ci diine lii doo ko man doo ko tal. kon ku suñ borom wërsëgalee loolu na nga sant yàlla bu baax a baax, ndax lii de du lu ndaw. xëy na def ngeen ko ak yéene, waaye ñi ngeen ko defal tey de ku leen fekkoon tey seen xol sedd na. kon yéen it yàlla na ngeen fi yàgg leen a ñaanal ci barke weer wu tedd bii. ñiy sant it bu baax ci ñiñ fekk, ndax lii mooy li am solo, ndax diine benn la. yonent bi day wax ne laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li nafsi li axi ma yuhibbu li nafsi. kenn ci yéen du gëm yàlla lu dul li mu bëggal boppam da ko bëggal moroomum jullitam, te ñun ñëpp ay jullit lañ. al muslimu aqul muslimu. Sëriñ Tuubaa moom li mu daan digal ak njabootam mooy képp koo xamante ne bii gis ngeen ko muy wax laa ilaha illallah bu leen ko jàppee ab noonu. wala tuaado man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illallah. képp koo ngeen gis muy doxee neneen nu dut noonu xamal ne waxi boppam lay wax waaye waxut waxi Sëriñ Tuubaa. te dañoo am kilifa gu baax koo xam ne Sëriñ Abdou Lahad Mbàkke lañ ko daan wax, doonoon 3e xalifa général de Mouride. dafa tënkoon tënk bu gàtt bu am solo ci diggante murit ak tiijaan ak xaadir ak turuxi suuf yi maanaam ci gàttal ne diw murit la wala diw tiijaan la wala diw xaadir la wala diw laayeen la dafa mel ni da nga gis ñaar ñu bokk ndey ak baay, kii ñuul kii xees kii xeereer, ñoom ñëpp terewul kenn ki mu leen jur. ñun ñëpp ku ci nekk ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngay sowee. kon ay mbir la moo xam ne mënuñoo taqalikoo, ndax ay jullit lañ, ñoo bokk kaabatul musharrafa, ñoo bokk alxuraan, ñoo bokk yonent bi alayhi salaatu wasalaam. kon tàqaloo xaju ci kenn ku nekk rek xëy na ñay wax ñoo xamul, waaye ku xam am na noo xam ne doon di waxee. ñun de foofu lañ nekk, ndax foofu lañ gis Sëriñ Tuubaa tegoon fi tànkam. la ma waxoon mooy fu kullu wirdin yuridul murida li xadratillaahi walan yaxida sawa intama lil jilaani aw intama li ahmadi tijaani aw li siwahuma min al aqtaabi iskuluhum qataan ala sawaabi. loolu moom tënk na lépp. waaw loolu nag ñun fa noonu lañ fa séen a doxee, moo tax waa daara ji di 18 safar foofu lañ leen teg. lépp luñ dégg ñu cey wooteel diine jërul ñu ciy xaar, jërul ñu ciy tàggu. buñ fa nekkee rek nekk nañ ci li sëriñ bi bëgg. loolu moom mooy seeni tànk. loolu lañ leen digal ci yoon woowu lañ leen tegit ci lañ nekk it nag wax dëgg yàlla. ñu leen di sant bu baax di leen gërëm, di sant mbooleem ñi fi teew ñëpp, di jégalu yi di yéex gee ñëw, di ñaan yàlla suñ borom subhanahu wa taala jéggal ñu suñuy bàkkaar ñun ñëpp te yokk suñu fan bañ mën a yàgg a teewee jotaay bii ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam, barke Cheikhna Ahmadul Khadim. ñuy sant bu baax di nuyu suñ mbokk yi nga xam ne fekk nañ leen fi muy waa daayiratu Moustafsidina, ñoom it ñu ngi leen di nuyu. ñoom it am nañ ak kóllëre gu yàgg ci diggante suñu Cheikh Ahmed Tidiane ak Cheikh Mamadou Fadal. sëñ Cheikh kuy dégg waxtaanam sax di ngay faral di dégg mu ne bu ma saada ñëw ci sëñ Fallou sëñ Modou Bousso Dieng moo koy dalal. yaakaar naa ñu bëri dégg nañ ko loolu nag ak kóllëre la ñu ngi koy jokk ci ñoom bu baax a baax. di sant ñëpp di la gërëm yow imam bu baax a baax, ndax yow ma nad'u kullu unaasin bi imaamihim, kon lépp ñu ngi koy teg ci sa loxo. di sant ñëpp di gërëm ñëpp. wasalaatu wasalaamu ala man ittaba al huda wasalaamu aleykum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله طويل لنا عمرنا صحيح لنا بدنا وهب لنا رشد والتوفيق يا الله ودمرنا كل أعداء تضر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله والطف بنا وخونا وكن لنا وهب لنا عسى الختام ربنا وصليا على النبي وسلم واقضي به حاجة كل مسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
maa ngi leen di nuyu xale yi di leen ziar te di leen ñaanal yàlla fan bu gudd bu ànd ak wér te yàlla na leen ko yàlla defal ci barke Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ndax yéen li ngeen def lu rëy ngeen def lu rafet ngeen def dafa leen kenn ñun ñii ngeen ko defal ñun ñu fi toogoon ak seen baay yi ngeen defa koy seen bopp te ñu gën a sant yàlla jul ci Seydina Ahmed sangu-sang yi ndax yéen ñii mënoon ngeen nekk ci leneen ndax seen baay yi dañu nekkoon benn bopp nekk ci cité Marie bokk benn place bu ñuy liggéey bokk benn cité bu ñu dëkk ñun maire yi benn rek lañ mës a nekk kenn mësuñu xaajale mësuñu wàlle benn cité mësuñu ma xam beneen cité nu mu mel lu dul cité Marie ñu bokk ndey bokk baay ba yàlla def fii yéen ñëpp fii ngeen juddoo ci suñu kanam yàlla di leen dimbali di leen baaxe ba ngeen toll ni ngeen toll tey ñu sant ko yàlla ba mu bari sant yàlla itam góor ñu baax ñi fi nekkoon di suñuy borom kër di mag ñu baax ñu foywu kenn foywu ci sa bopp amul benn mag bu foywu ci sa bopp kenn mosu caaxaan kenn mosu ci font kenn mosu ci def daal kenn ku ci nekk sa jabar rek nga yore su yàlla dogalee nga takk keneen nga takk indi xam ne dogalu yàlla see yàlla moo koy dogal waaye mosuñu foywu seen bopp mosuñu caaxaan xamuñu lu ñaq dem marine liggéeyi wàcc ñëw seen kër fonk seen njaboot ba pare defalaat nu leneen lu gën a neex lu yewuñu àbbuñu dëkkuñu kër kenn wutal ñu cité marine gi ñu am suñu titre foncier di yewu ci kër yi tey di ko sante ñoom yàlla na leen yàlla may ci këru àjjana yi ci barke yonent bi muy góor muy jigéen yéen nag ngeen gimmi macha allah jël tànk bu rafet jël tànk bu baax ndax lii tànk bu baax la ndax tey jii ñun mënoon nañu jëggaane feneen ay ñaan ngeen xëy sos lii yàlla na yokk may leen gudd fan bu ànd ak wér yàlla na ngeen dese seen barke te yàlla na ngeen yeggalee seen ndaw ni ngeen ko bëggee ci barke yonent barke Cheikh Ahmed Tidiane Chérif man de kontaan na ndax lii ngeen defal paa yi dana leen fekk fa ñu tëdd ku ci ne Tiwaawan dana la fekk ku ci ne Touba dana la fekk ku ci ne Yoof dana foo mën a nekk yaa ngi fa tëdd rek ñaan gi dana la fekk te mérité nañ ko nag mérité nañ ko de ndax ñoom dañ daan ñaq rek te yàlla tax di tawte di guddee di naaja di gis lu métti tubaab yilif leen lu leen neex ñu def leen ko teew ñu supporté ko rek ba yàlla def li ko neex tey wéetal nañ ñu nag waaye ñun ñu ngi wétali ko yàlla ñoom nag fa ñu ne yàlla ñu wétali ko yéen. maay président coopérative cité marine xale yi cité marine nag maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla na leen yàlla barkeel ndax lii ñu fiy def nun mag ñi rek lañ ko defal ba tax na am na ni ci mbégte lool kontaan ci lool moo tax ñu di leen ñaanal yàlla na leen yàlla may gudd gu fan ak wér yàlla barkeel leen yàlla yàggal leen fi at yi yëpp nag ñi ngi koy def yàlla def na nag delluwul ginnaaw mi ngi jëm kanam ndax mbooloo maa ngi gën di bari rek yëf yi mi ngi gën di sakkan mi ngi gën di baax alhamdulilah ñu ngi ci sant yàlla loolu rek lañ doon ñaan yàlla mag ñi jóge fi bàyyi fi doom yu barkeel doom yu baax yoo xam ne dañ leen di fàttaliku di leen ñaanal loolu dara gënu ko waaw ndax mag kat ne nañu bu génne àddina amul dara lu dul bàyyi fi doom ji koy ñaanal comme nag yéen a ngi defal lii waa cité bi yal na leen yàlla barkeel yàlla defal leen jàmm may leen gudd gu fan may leen wér te barkeel seen njaboot ba lii ngeen di defal mag ñi seen njaboot di leen ko defal jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Délégué de quartier de la cité marine, vraiment ça a été une bonne chose. Sokali cité marine, présidé par Moran Tal. Vraiment, ça a été une très bonne idée parce que non seulement ça a fait un gamou pour la cité, une conférence religieuse, mais c'est surtout le camine qui est fait au bénéfice des promoteurs de la cité, parce que c'est une cité qui est composée de 184 personnes. En ce moment, je n'ose pas le dire, il y a plus des 3/4
qui sont partis à l'au-delà. Et nos enfants, ils ont eu l'idée de créer une association qui s'occupe de prières pour les défunts propriétaires de cette cité. Et ça vraiment, nous qui sommes là, je ne sais, je peux même pas dire combien nous sommes, mais c'est une infime partie de la cité qui est là. Et nous ne faisons que prier que Dieu les bénisse tous et qu'il les laisse une longue vie pour que nous puissions quand même bénéficier de la reconnaissance de nos enfants qui ont hérité cette cité. Alors je crois que, et puis ce qui est sûr, ça fait une bonne ambiance pour la cité. Et là ils ont reçu, ce qui est plus difficile, c'est une union, c'est des Tidianes et des Mourides qui ensemble font cette lecture du Coran au bénéfice des disparus. Vraiment, moi je ne fais que me réjouir et je prie Dieu vraiment de les récompenser de la récompense la plus forte. ñi ngi sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm sañ rakk yi nga xam ne ñoo fi commencé lii nag fas yéene ko eggale ak si alhamdulilahi rabil alamin ñi leen di gërëm ñoom ñëpp nag di leen sant am ñu seen fay ndax lii ñu commencé nii kenn ñun ñii sax sañu xel nekku si woon ñoom ñii seen xel ñoo si nekk macha allah tubaar fakàlla macha allah ñii nag si def seen alal te wax dëgg yàlla liñ si def seen alal nag ñi ko jar lañu ndax sañuy waajur lañu ñii ñu jigéen lañu ñii ñu góor lañu te tubaar fakàlla macha allah ñi ngi leen di ñaanal daal ñoom ñëpp daal yàlla leen yàlla xare àjjana yàlla leen yàlla boole leen ak yaa Rasulullah ñu dëkk ak yaa Rasulullah sallallahu taala wa sallam ak saaba yi daraje ma xam ñi ñaan gi yàlla na leen wuyu seeni borom ñi ko def yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla kàttanal doo leen ba ñu koy mën a def chaque at dama bu na nekk suñu mujjeelu at yàlla na si yàlla def tawfeex ñi ko sumba yàlla na leen yàlla may doole juñ ko defee at bu jot. asalaamaaleykum ci daraja Muhammad. maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen waa Cité Marine kenn ku nekk ci turam ak santam di nuyu suñu papa yi di nuyu suñu yaay yi suñu sœur yi suñu doom yi di sànni ay kàddu rek ci bés bi nga xam ne moo ñu fi teewe tey mooy suñu papa yi ak suñu yaay yi nga xam ne ñoom la ñuy wàccal kaamil ak suñu sœur yi nga xam ne ñoom ñoo fi bàyyeeku. événement bi nag événement religieux la donc ñu koy def chaque année ren nag ñu gën ko yaatal di ñaan déwén incha allah mu gën a yaatu li ma ciy wax rek mooy di remercier ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ko jiital ci moraan bi nga xam ne moom lañ teg ci bopp bi di gërëm aussi suñu sœurs yi nga xam ne ñoo nekkoon ci waañ bi di leen sant di leen gërëm suñu yaay suñu papa yi nga xam ne ñoo fi nekkoon tey ci wàcce kaamil bi suñu waajur yi nga xam ne nag ñoo fi jógee yàlla na leen yàlla xare àjjana jéggal leen seen i bakkaar laq leen ci malaanu yonent bu tedd bi alayhi salaam di wax ni aussi dañoo kontaan parce que population bi yëpp génn nañ massivement ñëw ci bés bi jàpp ci bés bi muy seen bés ñoom ñëpp parce que àdduna ni rek la man damay wax toujours ni Cité Marine benn kër la kër yi nga xam ne ñoo fi nekk ay néeg lañ ci biir kër googu donc fii ñëpp bokk ndey ak baay donc koo ci laal rek laal nga moromam ba tax na bu ñu organiser benn affaire ñëpp a si jàpp donc di ci kontaan di ko rafetlu di ñaan aussi yàlla gën ñu boole tappe xol yi am na yeneen projet yi nga xam ni dinañ ko fi def incha allah yoo xam ni yeneen la yoo xam ni lu jëm ci culturel lu jëm ci développement lu jëm ci éducation tey peut-être dañoo ñëw ci pàccu religieuse ak partie bi nga xam ne mooy gersu suñu waajur yi mais am na yeneen yi nga xam ne moo ci kanam di ñaanal ñëpp nag di wax aussi que conseil yi may joxe mooy ñun ñu fi nekk tey ay ndaw nekk fi ay doom
nañu gën a booloo xol yi nekk benn yëkkateendoo dóorandoo je pense loolu mooy suñu force ñun te force boobu yàlla nañu yàlla dimbali ñu gën ko am di gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf particulièrement nag jigéen ñi man jigéen ñi laay sant parce que jigéen ñi aujourd'hui tey seen taxawaay nañ ko taxawaay bu am solo donc ma leen di ñaanal aussi yàlla may leen dëgër. asalaamaaleykum waaw waaw xam naa mot de la fin lay nekk rek muy ay moowu sant ak waaw dañuy wax alhamdulilah parce que organiser lu mel nii mu demee nii defe naa loxo sunu borom mu ngi si biir waaw lii moom biñ koy door xamuñu woon ni dina toll fii waaw muy nekk loo xam ne nag bu demee nii rek dañoo war a wax alhamdulilah rabil alamin waaw man léegi nag bu demee nii aussi dafa am rek ñu si jàpp parce que ñun rek mënuñu dara waaw ñuy sant sunu ñi ngi ko àndaloon di ko def waaw muy waa ànd soxla Cité Marine yëpp muy góor ak jigéen yoo xam ni xëy na ay mag a ngi si ay ndaw a ngi si mais ñoom ñëpp dañoo déterminé wu rek pour cause u développer Cité Marine waaw développer Cité Marine nag xëy na yombul mais ñu ngi si jëm lu ñu mën te parce que bu ñuy wax développer Cité Marine si fànn yëpp la waaw xëy na si fànn bi ñuy def nii lii mooy ubbi bi parce que suñuy waajur ñoom ñoo ñu defal lii yëpp ñoom ñoo ñu jur ñoom ñoo ñu utal ay dëkkuwaay yu décent du indi ñu si digg dëkk bi waaw quartier boo xam ni macha allah a manqué wul dara ci infrastructure waaw defe naa ñu ngi koy wax chaque jour ne li ñu am fii si ay canalisation li ñu fi am nii si traçage yu cité li ñu fi am nii si ay espace libre defe naa amul si benn quartier waaw ñu leen si sant bu baax a baax a baax parce que ñoom ñoo ñu dalal école ñoom ñoo ñu encadré teg ñu si yoon ba tey jii suñu mën a def lépp ñoom ñoo tax voilà donc nag lii ñu sumb nii di ko def dañuy ñaan yàlla rek ñu koy mun di ko def chaque année mu bañ a yem fii te chaque année muy gën di développé voilà di sant nag ñi àndal comme ni ma ko waxee sànq muy sunu frères yi sunu sœurs yi ñi nga xam ni chaque année bu ñu koy organiser ñi nekk extérieur ñoom ñoo jëkk a manifesté wu yónnee seen participation ñi nekk fii malgré ay moyens yu maigre te kenn ku si nekk di nga def sa kéemtalaay kattan pour joxe sa participation voilà donc nag ñuy sant aussi sunu jigéen ñi sunu grande sœurs yi sunu yaay yi ñi nga xam ni buñ ko commencé ñoom ñooy nekk yore waañ bi coono bu nekk mu fekk leen si ñu leen di sant bu baax a baax a baax a baax di sant autorités yi nga xam ni mooy autorité quartier bi di président coopérative bi di chef de quartier bi di imam bi donc chaque fois dañ leen di déplacer ñu ñëw toog fii jëmmal ñu ñoom ak sunu yaay yi nga xam ne ñoom tamit ay mag lañu mais chaque fois dañuy déplacer wu ñëw voilà di sant sunu moroom yi voilà donc lii daal mbir la boo xam ne ñun daf ñoo xaw a yëm parce que Cité Marine bu lu leen boole daf ñuy neex trop voilà boole mag ak ndaw jigéen ak góor ñëpp ñu ñëw fii ñaanal sunuy waajur organiser fi ay ndogu ñun ñëpp ñu bokk fii ndogondoo loolu c'est symbolique lay yan na sax ñuy ñaan yàlla rek ni mu demee nii ren yàlla def ma la ñu ba mu gën a développer yeneen année yi di sant aussi autorité comme maire bi le maire Cheikh Gueye nga xam ne chaque fois bu ñu ko organisé moom dinañ ñëw defar si loxoom ba pare dina ñëw taxaw jàppale ñu si jour bi ba pare ñëw présenté wu participer bokk koog ñun donc loolu moom amuñu fayam di remercier ñëpp ñi nga xam dugal nañ seen loxo képp ku si dugal sa dërëm lu mu tuuti tuuti yal na ko yàlla ful delloo la ko ay lu gën a bëri lool voilà donc ñu ngi ñaanal daal ñëpp ñu koy fekkee chaque année te chaque année muy gën di neex voilà di remercier nag waa Dakar Média waaw Sané dañ koy remercier parce que chaque année mu permettre ñu defal ñu reportage bu extraordinaire permettre ñu envoyé ko ci diaspora bi ba nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne amuñu chance su fekkee ko ñu am opportunité di ko seetaan ci internet bi wala ñu koy jot ci WhatsApp bi vraiment donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant aussi Mao Mbeng nga xam ne moom moo yore waañ bi waaw ak Mbaye Ndoye nga xam ne day délégué day jël daayiraam yëpp mettre ko à la disposition de l'organisation donc daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp voilà di sant waa cité bi yëpp daal dans l'ensemble jërë ngeen jëf merci beaucoup. لا إله إلا الله